asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm seen émission sàmm suñu alam comme tous les 15 jours ñi amaat mbégte ñëwaat tey indiwaat beneen thème waxtaan si leneen tey fii moom war ngeen ko xàmmee parce que daaw rek ñëwoon nañ fi yàggul parce que c'était bien après l'hivernage ñëwoon nañu Marigondo Mbao waxtaan ak population bi parce que Mbao dafa am ay problèmes yoo xamante ne problème spécifique yi nga xamante ne ñoom dañ koy dund fii si Marigot bi daaw ñu ñëwoon waxtaan ak ñoom ren nag ñu décidé woon ñëw avant hivernage pour xool ñoom nan la ñu koy préparer ni ñu koy dundee et tout ça mais li ñu gis dans un premier temps mooy que y a pas un changement sinon dafa mel ni cas bi dafa gën a aggravé et tout ça waxtaan nañ suñu reportage su ngeen ko seetaanee léegi di ngeen gis population yi lan mooy seen mbëbët li ñuy jooy ba tey te su ngeen xoolee bu baax dafa mel ni ñu doon jooy daaw moom la ñuy jooy ren ñu dem si reportage ba pare balaa ñuy dalal si ni gan. waxe dex bi dexu Mbao pour man jàpp naa ne heure bi waroon na fekk ñuy wax beneen dex waaye du doonatul dexu Mbao parce que lii tax xëj na état moo amagul volonté pour def politique am ci dex bi ñun liñ laajoon depuis at yi yëpp ñu ngi koy laaj nañ ñu daraageel dex bi d'abord parce que comme def nañ assainissement Kër Mbay Fall Zac Mbao autoroute à péage bassin de rétention yëpp yi ñu def Kër Massar yëpp ci biir dex bi la jëm donc heure bi waroon na fekk waxe dex bi ñu tëral ko ci suuf parce que projet bi depuis boobu ba léegi ñu ngi ci projet mënuñoo de assainir foofu nag sottil ñu ko ci dex bi te dex bi ba léegi kenn gasu ko diggante dex bi ak géej bi kenn waxu ci dara te problème bi yee fii la ne buntu bii buñ ko gaawul saafara Mbao va être disparaître yaakaaroon naa ne nag bi ñu amee ministre de l'environnement ci biir Mbao yàlla def élection yi ñëw ñu tamp ko mu nekk maire Mbao maire commune Mbao man defoon naa ne yëf yi dina gën a simple moo taxoon ma yaakaar ne yëf yi waxu dex bi waxe ju jeex la mais il se trouve que ne ba léegi mu ngi gën a metti ak nawet bi di ñëw daal bu ñu si gaawul dimbali Mbao va être disparaître. beneen bi may lancer rek cri du cœur amoon na fi waa ADM yónnee ñu ay chinois ñu ñëw defar fi seen tuyau yii biñ koy def annoncé nañ tuyau yi ngeen fi def baaxul malheureusement dégluwuñu ñu tuyau yi dañ ko mujjee jëlaat yóbbugal ko ci kaw parce que li ñu defoon baaxul. ñu jëlaat yeneen i tuyau def ko monter ko fee benn bi mu ngi ci géej ba tey boobu mooy sama cri du cœur boobu ba léegi maa ngi ci toppay wax Sénégal nag xam nga lan lañ xam dañu xaar ba catastrophe am ku nekk ay wax tuyau bi nit mën na sangu plonger ci boo dalee ci kawam da ngay gaañ nit mën na dugg ci géej bi nuuru bu ko vague bi jaxasee su fekkente ne suuf bi nekk ci bu baax nit mën na dugg ci biir catastrophe te nun aussi tamit dama koy wax gaal yi ñu yor poids lay yëpp te gaal yi dafa cher neexul ba neexul dafa cher gaal yu mag la tonnage bi mu yor bu jaaree fii bu ci tegoo rek day yàqu waaye léegi kii débrouiller lu mu lekk nga bëgg ko tegaat yeneen 10 millions wala 15 millions yu mu defaree gaal vraiment bu ñu ci mënee jàppale ku ñu ci jàpp cri du cœur la daal. 2006 bii Ablaye Wade ñëwee si lañ ko def assainissement mais assainissement boobu dafa dem ba moom moo ñu indil gàllankoor parce que tey jii dex gi benn bu février jotoon rek day daan fer boo bëggee football boo bëggee tàllal mbaal nga tàllal mbaal boo bëggee dox dem Kër Massar nga dox dem Kër Massar mais léegi depuis boobu ba léegi nag Abdoulaye Wade jaar na fi dig nañu ba jóge fi defarul Macky Sall jaar na fi dig na defarul mais nag li ñu ma gën a métti si affaire bi à l'heure actuelle nii nag moo la suñu ministre de l'environnement bi xamante ni tey jii fi lay yeewoo te dex gaa ngi nii ñu koy gis chaque jour di gis ministre de l'environnement bi télé di ko gis yeneen i dex yoo xamante ni bàyyi suñu dex man loolu mooy sama cas ñu bëgg nag
bu fekkee ne moom mën na si jàpp mu jàpp si ngir yàlla ñun dex gi sonal nañu lool ndox mi sonal nañu ëllëru dex gi sonal nañu yooyu sonal nañu léegi nag comme que mënuñoo am li fi ne ñu am li fi sës rek même sax ñun bu ñu defaraloon fii bunta bi nii ba gaal yi mën fee am gaal duñu am problème suuf si du dem du dara du fi jóge waa commune Mbao bi ñoo yàq Mbao parce que tey jii boo dëggee si rebooru dex gi yow sa foos nekk si dex gi mais bu kenn laa yuuxu yow nga yuuxu parce que napp bi bu yéegee rek sa foos day fees kon yow waroo jël foos bi yóbbu ko si dex gi feebar bii ko gën a critiquer mooy loolu ñoom ñi dëkk si booru dex gi fi mu nekk nii ñoom ñoo ñuy jox ndox jën yooyu fi daan màgga noonu ba toll nii jën yooyu sax màggatuñ fi parce que waas dex gi sax góobu na am nay waas man du ma gis lu yëngatu parce que ndox maa ngi fi mais ndox mi dafa salte mënuñu si dund li ngay wax assainissement bi. Kër Mbaye Fall moom mën naa ne jafe-jafe yi bari na chaque année dañuy inondé mënuma wax ne amul année boo xamante ne day romb depuis 2600 amul année boo xamante ne day romb te waa Kër Mbaye Fall muy noor di nawet duñu inondé jafe-jafe yi ci gën a métti mooy bu njëkk ay temps da nga daan ñëw fii dex bi da daan fees dugg ci kër yi boo daan ñëw fii da nga doon jàppanteeg suñu mbokku lébu yi pour ñu bënn dex bi parce que dañ daan lor ba dañuy toxu dañu daan toxu presque ay 1 mois 2 mois ni xaar géej dex bi fer ñu soog a mën a ñëw toxuwaat léegi gis ngeen léegi jamono yi mi ngi dem ba dox dex bi mi ngi gën a aggravé wu parce que boo xoolee suñu état bi man dama naan luy seen problème parce que mënuñu nangu ni jël ay canaliser Kër Mbaye Fall yëpp te xalaatuñu ndox bi bu ñëwee fu mu jëm ni jël ay bassin tamit yu jógee Kër Massar jël lu mot ay 5 bassin tamit def ko tam ci dex bi xalaatuñu tam wutuñu tam solution pour dex bi dañoo ñëw fi di coow ak nit ñi parce que di coow ak suñu mbokk lébu yi parce que coow bi lu ko daan waral mooy ñun dañuy sonn dañuy jaaxle amuñu benn solution mais dañ daan ñëw naxante ak ñoom ba ñu bënn dex bi mais finalement gis ngeen ko fu mu toll nii dex bi fu mu toll nii mooy bënal boppam te loolu nekk na phénomène bu doy waar loolu yaakaar naa képp ku nekk ci côté environnement wala feneen war nga xam ne lii bu yàggee dina indi ay jafe-jafe yu doy waar mooy maanaam ñi fi dëkk dina dem ba benn instant seen kër yi dañuy toxu borom gaal yi fi doon nekk dina dem ba benn instant seen gaal yi doot ñu fi mën a tegu en grosso modo daal mooy ñi fi dëkk sonn nañ jaaxle nañ te ñu ngi wut wàllu xamuñu nag fu ñu wutee wàllu xamuñu fu ñu yuuxoo parce que yaakaar naa am na un certain ministre Omar Gueye tout le temps di fi nekk di ñëw bu fi ñëwee di wax ay promesse dinaa lii mais chaque année heure bu fi ñëwee lépp lu muy wax duñ ci gis dara am na projet yu fi amoon ñuy wax projet de naxante naag waa Mbao ba jël bassin yi Kër Massar parce que dañu woon avant bassin yi di fi dugg dinañ def le tout ba dex bi dinañ ci solution mais depuis lors dañu wax sax dinañ ko draguer loolu la waxoon d'ici 1 mois mais depuis boobu ak léegi ça fait presque 1 an du dragage du benn travaux bu mu ci def à part ay taux ñu fi def te taux yi gis ngeen bañ ko fi defee même pas 2 ou 3 jours ndox géej gi génnewaat ko te taux yi ay danger lay jur ci population Mbao. bu ñu demee nag ba toll si période bi ak ku xam marigot Mbao ah ressources d'eau yi xam ne ñoo nekk si presque fii ba Kër Massar yëpp mu war a ñëw Mbao kuñ si dimbali si solution ah ba xam ne drainage ndox yi bu ñëwee si marigot Mbao du def dégâts te population yi dina gis seen bopp am nañ si yaakaar nag honnêtement parle le maire c'est le ministre de l'environnement donc ngoon la mu doon wax yàlla dogal nag si ayam bii mu ne maire Mbao yéen moom mu nekk ministre de l'environnement am nañ si yaakaar trop leen na ko def te it nu ngi ko si gën a ñaax waaw bu mu nekk waxu promesse man de ku si mel ni man de am naa si yaakaar si moom wallahi bien marigot bi daal bokk na calvaire ci Mbao waaw parce que bari na ndox yoo xam ne yi su dex gi bëndul non seulement population yi dañuy sonn trop ci yooyu ak xeetu dex gi maa ngi hier laa ci waxtaan les sapeurs pompiers la nee na ngeen wax seen gars yi ñu dégorger marigot bi parce que algues yi dugg si marigot bi ak rayons solaires yi bu tournure amee rek dana andi xet goo xam ne bu duggee si population yi vraiment dana nekk loo xam ne li day xaw a doy waar. aussi ñu jéem a solutionné ko daal ay passage ñu am genre passerelle waaw sapeur pompier fi ne woon année yi passé yëpp vraiment def nañu effort mais nag bon ñu ngi leen si même si góor jàmbaar la ñu trop nag mais nag solution yi daal solution daar la te vraiment may waa à haute voix laa koy wax
monsieur le ministre monsieur le maire Abdou Karim Sall ñu ngi lay demander ñu ngi lay réparé de mbaaw la ñu ñaan marigot bi daal ñu dimbali si ngir yàlla te am naa yaakaar ci moom. ki nga xale pêcheurs yi nga gis ñu taxaw fi yëpp nii ak élèves yi waaw dañuy jàppal xale yi ñenn da leen botti leen jàllale fii toujours ñu ngi fii dañu fay gis lu ne waaw dañuy dàq xale yi fii ba élèves yi jógee bëgg a jàng ji le matin aussi man chaque jour bu ma dara jotul 7 heures fii la may fekk bu xale yi taayal si fii ah loolu aussi kaa la waaw xam nga gox bi fii dem Grand Mbao di jàng ji ci xale yu ndaw ah yooyu pour tour bi encore dana xaw a sol si xale yenn yi ils sont obligés ñii ne fii di boot xale yi di leen jàllale donc bu ñu amee ay passerelles comme ni ma ko wax léegi bu ñu amee passerelles yoo xam ne si traversé marigot bi la jógee gox bi jëm Grand Mbao kooku tamit bu ñu ko mënee baax na. waaw mi ngi noonu ñoo ko gisandoo reportage bi fu mu toll nag dañuy dalal Sini Gane ndax ñu mun ci échanger tuuti parce que Sini Gane moom du kenn ku dul Guirane Diène nekk le coordinateur de la plateforme pour le développement durable de Mbao. Guirane salaamaaleykum. maaleykum salaam Kadia. ñu ngi lay dalal di la wax jërëjëf ci sa taxawaay ak ni nga ñuy toppee ci li nga xamee ne moom la ñu bëgg muy lu mucc ayib pour Mbao donc dañu am toujours contentement dalal waa Walfadjri fii. ok waaw Birane ñoo seetaan na reportage gis nga gars yi expliqué nañu un peu problème yi am ba tey dara changé wu fi li fi nekkoon daaw nekk fi daaw jéeg moo fi nekk ba tey pourtant am na ay projets yoo xamante ne taxawaloon nañ ko pour l'aménagement du marigot de Mbao projet yi fan la toll est-ce que yéen a ngi suivre projet yi. ginnaaw ni ñu ko waxee woon rek loolu dafay ñëwaat ñun daal dañu ne comme ay la yéwén Mbao jàpp nañu ne ndox yëpp dafa war a ñëw ci marigot bi ministre Oumar Gueye de moo ñu digoon ne bu ñu tolloo fii tey en tant que mois d'octobre 2021 waroon nañu mobiliser 80 milliards jóge ci banque mondiale loolu waroon na fekki 15 milliards yi nga xam ne moom la ñu waxoon ci projet 2 bi plan d'urgence boobu boo ko boolee aussi 19 milliards yi newoon ci plan décennal bi waroon na jël Kër Mbay Fall la ZAC maanaam drainer ndox yëpp ba ci biir forêt bi tey bu projet 2 bi ñëwee avec 15 milliards dafa waroon a yeggali loolu mu ñëw ci marigot bi nag milliards yooyu ñuy dégg yëpp ñun dey mën naa xam ne fouraas dara rek suuf ADM nag bi ñu ñëwee ne dañuy def liggéey boobu ñun comme ñun la ñuy defaral ñun de amoon nañ ci xalaat taxaw ci wax leen suñu xalaat ci loolu mais pour ñu rencontrer leen pour ñu recevoir ñu te pourtant voies yi ñu war a mën a jaar yëpp jaar nañ fa parce que nit ki bu fekkee dama lay defaral moom mu bëgg ku ko defaral je pense que ngeen toog loolu warul jafeñ waaye gis ne boobaa léegi dara changé wu fi donc c'est-à-dire que kenn impliqué wu leen ci plan bi ñu xamante ne mooy plan de réalisation du l'aménagement du marigot de Mbao kenn boole wu leen ci loolu nga bëgg a wax. boole ñu ci yóbbuñu ñu faalewuñu ñu mën naa xam ne sax dañuy yeb waa Mbao parce que damay mas di wax toujours ne Mbao lan la Mbao def République du Sénégal ba Mbao pollution ICS mu ngi ñuy rey forêt bi bëggoon nañ ko fi laa ñu jóg taxaw tey ndox yëpp ñu ngi ñëw mais bu doon ndoxu taw rek amul problème mais ndoxu foos parce que Mbao amul plan d'assainissement yow nan ngay recevoir ndoxu Sénégal yëpp te yow amoo plan d'assainissement te loolu du doole maire yi tey ñu ngi dalal di ñaanal maire bi fi nekk tey ak jàmm muy mën a réussir mission parce que moom ak yeneen candidat yëpp ku nekk amoon nga loo xamee ne nii mooy programme jëmale ci wàllu marigot bi ak jëmale ci wàllu assainissement mu nekk une urgence Mbao c'est le château d'eau des eaux usées de Dakar donc tey li ñuy noyyi li ñuy dund dafa métti beneen bi marigot bi ñàkk ci def moyen moo ñuy indilaat catastrophe ci weer yi ñuy jëm parce que ndox moom muy ñëw dafay tax ndox mi day bëtt dex gi mu jëm ci géej gi loolu dafa accélérer li ñuy wax érosion côtière bi la xew ca bël ba ca Ndar daanaka moo nekk fi parce que fi ma toog ak yow nii on est à moins de 50 mètres ci fi nga xamee ne bu peese amee maanaam bu géej gi feesee foofu la ndox mi yem te bu njëkkoon dañ daan jóge ci suuf jéggi dex ñëw ci gox bi fi ñu nekk nii moom laay wax ñi nga xam ne ñoo fi dëkk tey biñ fiy dëkk dañuy yaakaaroon ne buñ ñëwee dinañ am dal am aafiya fii waaye bu ñu xoolee li ñu fi investir ñoom mais dañuy tiit Mbao gi nga xam ne mooy Mbao cosaan mooy Grand Mbao comme Petit Mbao daanaka géej gi moom daraan avancé di jël kër yi mais boo gisee ni mu demee nii dafa mel ni fu guerre nekkoon ni ngay gisee image ay Ukraine ak yooyu ñu tas mais noonu la géej gi def kër yi te loolu mooy cosaanu Mbao le patrimoine immatériel comme ni ma koy waxee foofu la nekk mais buñ ko sauvegarder wu léegi
lan la ñuy mën a nettali demee suñuy doom. te defe naa politique yi aussi gëmloo nañ ñu ne. géej gi dafa war a lekk mbaaw. te loolu technique yi coopération bilatérale je pense à la Hollande par exemple. liñ ci def. buñ ci demoon tuuti effort ak tuuti taxawaay. mais romb na fii. mais en fait soo newee politique yi gëmloo leen ne géej gi dafa war a lekk mbaaw kooku day xaw a doy waar parce que ñoom au moins ñu ngi indi ay fonds peut-être que réalisation yu juddoogul peut-être que ñi ngi nekk ci projet et tout ça mais leneen dafa am sànq wax nga ko dëgg la mbaaw kii bi am na problème et tout ça marigot bi mais loxo doomu aadama mi ngi ci parce que tamit su fekkee ne fosse bi da laa jege yow tam nga jël sa fosse di ko def ay branchement clandestin mais liggéey boobu tam génn nan lay gaaw a sottee. d'accord naa. mais xam nga nit ki boo ko xañee dara. il faut nga jox ko solution. tey bu ñuy xool adduna ni muy doxee. moo xam le dernier rapport GIEC. wane na ne adduna nii alam bi yàqu. ak nii changement climatique yi amee. doomu aadama loxo mu ngi ci biir ak déchets yi. lépp loo xam ne dafay jóge ci géej. wala muy jóge ci àll bi. am na lu bari loo xam ne laal nañ ko ba nga xamee ne ni muy consommer wala ni muy yàqu. méthane day dugg. te loolu boo xoolee aussi li nga xam ne mooy les féculents yi jóge ci kër yi. parce que dañ koy bàyyi ci fosse yi. loolu aussi man li ma ci gis. mooy que ne daf ñu war a am taxawaay. man de li ma daan wax maire bii passé moom laa wax maire bi. Sénégalais ba may wax ne ngeen baal ma ci terme bi. ragalul yàlla. lu mu ragal mooy gendarme. ak dóor ci poosam. bu doon ni dañuy sanctionner nit ñi. je crois que dina tax ñu yëpp mucc ayib parce que ñun nag. dañ koy wax toujours. vraiment bëgguñu un marigot à ciel ouvert. comme li am ci yeneen i gox. yooyu fii bu desee tuuti. fi ñu toog ni duñ fi toog di def émission. parce que da ngay avaler ay moustiques. effectivement xeet bu bon des na tuuti aussi kenn du nekkati fii. donc ñun nag suñu yéene. mooy marigot boo xamee ne non seulement mën nañ ci naviguer. marigot boo xam ne mën nañ fi napp jën. marigot boo xam ne mën na nekk sax zone transport. parce que mën nga war a jógee Kër Massar. avec des péniches yoo xam ne ni solaire. lay marché mais nga def transport. vert transport propre pour que nit ñi ñëw mbaaw. waaw loolu day tax ma daaneel ci beneen bi mooy géej gi. xam nga ni fi ay pêcheurs ñoo fi nekk. tey ñu ngi wax pétrole gaz yooyu yëpp bu yeggee ay la yëwén njëriñ la pour Sénégal. mais est-ce que suur nañu mool bi. moo tax ñu war a mën a anticiper pour que les cours d'eau continentaux comme marigot bi ak yooyu ñu fexe ba jën bañ daan am 100% ci géej te mënatuñ ko fa am. ak problème yu bari mais ñu fexe ba au moins 30% wala 40% de la production de pêche ñu mën koy jëlee ci lu mel ni ay dex lu mel ni ci ay li ñuy wax aquaculture et cetera et cetera. gis-gis boobu. si la ñu bëgg a dem mais aussi ñu am ay yoon maanaam fu nit ñi di jàlle parce que tey lii nga xam ne mooy dëgg gi te man si loolu lay wax. dañu war a réconcilier maanaam dañu war a jubbalewaat. dex gi ak population yi. voilà foofu nag laa bëgg a jëm parce que foofu su boobaa loolu su amee rek yéen seen rôle dafa war a ñëw parce que su ngeen demee ba constituer benn plateforme c'est-à-dire que da ngeen war a mun a taxaw di wax ak population bi côté sensibilisation nan ngeen koy doxalee est-ce que yéen a ngi xamal population bi lan mooy rôle lu dex bi lan mooy rôle lu géej gi ak ñoom seen bopp tam nan la ñu mun a def ba nga xamante ne dina am tuuti amélioration xëy na liggéey bi projet du gaaw. parce que quand on parle de projet souvent c'est à long terme mais comme que projet bi mi ngi si nit yaa ngi koy xalaat xamuñu kan lañ koy mettre en œuvre ñoom ngan ngeen leen di jàppale si côté sensibilisation ba nga xamante ne yenn yàq-yàq yi ñuy def si géej bi ñu éviter ko si dex bi plutôt. loolu ay association yi ñu ngi fi groupement communautaire yi ñu ngi fi mais plateforme bi bu ñu ko impliqué ci loolu moom mën na jàppale autorité locale bi bu ko xaar sax parce que association de base yi loolu mooy seen njëriñ dem sensibiliser def ay audience de quartier. mais est-ce que ça se fait. mais am na lu ñu ci def mais bu fekkee ne aussi da ngay wax dans le vent. te ñi la war a boole ñu la wala ngay xeexal dëkk bi wala ngay taxawul dëkk bi mais autorités yi nga xam ne ñooy ñëw en catimini parfois. diñu làqatu. di wax ne dañu ñuy defal ñun dañuy gëm ne ñii dañ ñuy naax te nit ki aussi boo demee nga wax population bi nangam. day fekk en face nga mën leen wan dara. parce que boo ko defulee boobaa yow sa voix. sa kaddu dootul amati. c'est-à-dire que en fait su ngeen waxee c'est pas parce que vous n'êtes pas des décideurs. non yéen a yorul leen koppar gi mënul leen décider quoi que ce soit. mais quand même am na population bi xam nga xam-xam day sutante. am na lépp peut-être yéen li ngeen si jot a xam loo xamante ne ñoom xamuñu ko mais si loolu ngeen leen di sensibiliser wax leen par exemple seen fosse yi ñuy ëbbi dëgg la fosse bi mi ngi si tout au long du marigot. mais ñoom tam suñuy def ay blanchiment clandestin di gën a yokk fosse bi après day ñëwaat seen kër yi lay duggaat
mais yooyu yeneen feebar la parce que fii ay feebar spécial ñoo fi am ay biir yu doomu fi am ay yooyu leen di sonal paludisme bi un peu gaay donc toute l'année nit ci dañuy feebar côté boobu laay waxee côté sensibilisation boobu mais loolu ñun toujours dañ ci mas di addu masuñu nangu nit ñi ñuy branché ay fosse ici mais dafa am ça existe mais ça existe service d'hygiène na def liggéeyam parce que man du man maay joxe amende c'est bien que ñu toppatoo boutique yi mais service d'hygiène bu njëkk ba dafa war a jëlaat aussi rôle am ku nekkul ci loo xam ne ni c'est sain mu dóor la amende la mairie aussi dafa am devoiru amender nit ñi parce que chef de quartier bi li mu man mooy wax mais comme lu ngay dégg mooy ndefu buur la yoonu buur la nangam sénégalais yi wala waa Mbao dañu war a jël seen responsabilité loolu plateforme bi pare na ak ñi ko composé parce que plateforme bi ay kuréel ñoo ci nekk bu nekk am na foo bokk maanaam tey ñii bu ñu yëngu ci wàllu natation au passage may wax ñu bàyyi xel ci géej gi xale ñu bañ a dem géej parce que période bi tentation yi kii bi xale yi raw noyade yi dafay bari mais noonu aussi la ñu war a mën a liggéey ak les quartiers pour que parce que tu prends l'exemple de la mairie récemment gis naa ñu def fi benn nettoyage plage bi mais loolu dañ ciy tàccu parce que plage Mbao dafa war a set nga am plage mënoo ko utiliser ba boo amee gan sa rusu nga ko yóbbu foofu y a un problème donc loolu population yi ñoo am problème population yi ñoo matalewul population yi ñoo waroon di jël seen heure tour mbalit ñu wékkale ko ak heure oto bi man loolu aussi dafa laaj maire bi aussi muy sanctionné nga booy liggéey loo xamee ni dafay laaj sax ñu bañ laa falaat yow na nga defar mu jag ba suba boo fi jógee ñu ne diwkat moo fi def nangam ci côté boobu ñun dañuy tàllal suñu loxo aussi avec la mairie aussi pour que ñu ànd liggéey ci loolu parce que loolu mooy mucc Mbao ñun de loolu mooy suñu mbébét mooy suñu bëgg-bëgg te loolu yàgg nañ ko wax ñun newuñu fi rek sax pour di casse dañu la alerter mais chaque fois que ñu aborder benn problème on a mis une proposition de solution à côté proposition donc la plateforme c'est une station d'alerte la plateforme c'est aussi une force de proposition de solution loolu ci taxawaay boobu si lañu nekk te bëgg nañu mu continuer alors comme ni mu ko waxee sama njëlbéenu émission si laay terminé nawet baa ngi ñëw léegi fu mu toll nii yéen lan mooy seen solution lan ngeen gis ne moom si ko population bi defee lu leen doon daw année yi dina xaw a tane parce que gisuma solution réelle bu fi mun a taxaw entre temps mais tey laa gën a am njaxare tey laa gën a tiit parce que population yi am na loo xam ne attanuñu ko mënuñu ko yaa ngi dégg lépp lu jëm ci wàllu defar ba géej gi bañ a avancé loolu état moo am doole bi lépp lu jëm ci xóotal dex gi ba ñi ndëkk ci booru ndox mi booru dex gi parce que ku mel ni ñoom Mor Badiane ak ñeneen je me suis di tudd turam mais ñooñu 365 jours ñu ngi ci biir ndox mi lan moo ko indi aussi mooy nit ñi occupé nañu ay zone non aedificandi loolu aussi dañuy wax responsabilité pour que ñenn ñi bu laajee aussi ñu déplacer leen mais avec une compensation mais loolu yëpp de manière concertée lañ ko mën a def mais tey gisuma ADM gisuma état du Sénégal ñi nga xam ne ñoo yor le ministre des collectivités mooy chapeau maanaam mooy chefu ñi nga xamee ne ñooy waa ADM gisuñu leen dégguñu leen 80 milliards yooyu ñu doon wax ne mois d'octobre bi passé waroon na fekk état du Sénégal mobiliser ko avec l'aide de la Banque mondiale anamu gisuñu ko 15 milliards projet ana wàllu waa Mbao zéro plan décennal ana plan waa Mbao zéro donc loolu nag li ma ciy wax mooy état bi fulaalul faalewul Mbao et ñu ngi koy continuer wax te pourtant nous sommes des républicains taalu ñu fi pëna anduñu fi benn problème léegi lan lañ bëgg léegi ñu dem ak ñoom ci kaj-kaj boobu ñun nous sommes des gens civilisés mais quand même dinañ leen fàttali ne am na si loo xam ne ni trop c'est trop et que ma foi nit am na fooy jàgg ak moom bu fekkee dafa bëgg nga sànni ko xeer wala nga dóor ko yet boo ko sànnee yet wala nga dóor ko yet da ngay nekk comme moom mais ñu wàcc considérer nit ñi te xam ne fu ñu nekk ñun ñoo leen fa teg te fii dëkku baax la Mbao mérite le plus Mbao a toujours amené sa contribution ci état au Sénégal même le département de Pikine à chaque fois qu'il y a eu des problèmes Mbao a été le sauveur comme le sapeur-pompier mais une fois que oto bi tàkk dañuy wax bàyyi fàtte ñu loolu nag la ñu bëgg mu jeex fi may daanelee du ma ko bàyyi bu fekkee mën na nekk parce que ñoo si affaire alam tey yàlla def na le ministre de l'environnement yàlla moo def mu nekk le maire de Mbao dañ koy ñaan mu am taxawaay par rapport aux ICS unité bi nga xam ne mooy traité ammoniac bi ñu délocaliser ko ñu yóbbu ko feneen parce que la xewoon Bhopal en Inde mu ngi xew en sourdine ici yoo xam ne ni sax am na fi ba nit gaañu si loolu ça nous tient à cœur beneen bi moom ci ay échanges yu ñu mësoon wax ak moom ci bureau
xamaloon nañ amoon na une méthode douce pour que géej gi ñu xool nan la ñuy fexee ba dootul avancer di lekk mbaaw parce que nag mbaaw bi li fi des as néew ci cosaan dañ ko war a sauvegarder loolu nag ñu ngi ko ciy xaar bu fekkee ne loo xam ne lu ñuy échanger la ñu échanger si te bu ñu fàtte waa Kër Mbaye Fall waa Tool Diaz y a un canal boo xamee ni presque ndox yi courant bi yëpp fa la jaar mais li lay war a suuli nañ def pexe li lay war a suuli nañ leen taxaw li lay war a suuli nañ fexe ba mbaaw li nga xamee ne tamit mooy les voies d'accès moo xam tali bi la ak yooyu damay ñëwaat ci marigot bi gis nga buñ ko réglé nappe d'eau bi dafay affleurer à peau te loolu mooy répercuté wu ci infrastructure yi comme tali yi ak yeneen te loolu yëpp solution yaa ngi fi donc ñun daal ñu ngi am yaakaar ne daal ren xanaa mais nag fii ak fin juin est-ce que dara dina fi yëngu yàlla baax na yàlla baax na mi ngi noonu monsieur Diène xam naa foofu la ñuy yem ak yow waxu mbaaw moom xam naa di nga si dellusiwaat parce que nekk na loo xamante ne bëri na daal li ñu si war a wax bëri na torop den si dellusiwaat si yeneen pande incha allah li si am te am mooy ministre de l'environnement moom yàlla def na mooy maire Mbao moom gars yi dañ ko interpellé si lu bëri te xam naa prochainement moom la ñuy dalal comme ça seen inquiétude yi moom mu apporter si ay réponses mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox rendez-vous dans 15 jours wala dans une semaine parce que il faut ñu gis ministre bi moo apporter réponse pour waa Mbao waaw à bientôt te bu leen fàtte rek tout le temps danañ envoyé seen ay thèmes yi ngeen xamante ne bëgg ngeen ñu koy waxtaanee dinañu envoyé continuer leen tout le temps di ñu envoyé ay mail di ñu siy tenir compte jaajëf